yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi xibaar yi bokk na ci aw tiis ci Afrique. Ghana naka noonu ñàkk na président John Atta Mills faatu sànq gannaaw jàngoro ju gàtt saa su mat su ko dal di kon yóbbu moom John Atta Mills tolloon ci juróom benn fukki at ak juróom-ñett. Fii ci Sénégal sunum réew du yabali soldat ci Mali Alioune Badara Cissé mi yore bitim réew moo xëy xamle ko ci ndaje mu seqoon ko ak corps diplomatique bi ci Sénégal di ambassadeur yi fi toggal seeni réew waaye presse bi xamle na ni kon Sénégal du yabali soldat ci Mali waxtaane na it wàllu Gambie waaye it Casamance ak wërub jàmm gi wàllu xibaar dina ci bokk liggéeykat yu ONAS yittewoo wàllu cetal gi ci Sénégal ñoom nag rafetlu wunu seen jëwriñ ji lu bootu Oumar Gueye ni mu doxale dañu ne amul ak yëg jëmee ci ñoom du projet yu mu leen boole du it fanuy dogale fu nu bokk moo waral seen ak yëglu waaye jëwriñ ji nee na dina dajeek ñoom ci lu yàggatul daa fekk ni urgence yi maanaam yi jàmp ñoo ko téewoon ba file tàggat yaram Mouhamadou Papis Diaw la nu ci àndal wàllu sport gi gan gi ñuy ànd ak Yatma Fall moo jiite fédération mbokk yi amee jàngoroy laago ci Sénégal. Alioune Badara Cissé xëy janook taskatu xibaar yi ambassadeur yi toogal seen réew ci Sénégal naka noonu waxtaan yi jëmoon ci diplomatie bu Sénégal téeméeri fan gannaaw si fu nu ci toll lañu ci def ne ay jéego bokk na ci wàllu Mali tolluwaay la Sénégal du fa yabal di soldaar bu ne Gambie waxtaane na ko Casamance it ak wurug jàmm gi Ibou Diouf fa nga ci woon ànd ak Ababacar Kamaxa. gannaaw téeméeri fan yi mu def ci boppu ministère des affaires étrangères jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu diplomatie janook taskatu xibaar yi ak corps diplomatique bi nekk fii ci Sénégal naka noonu rek mu waroon def am njàngat ci li mu jot a def ci boppu ministère boobu naka noonu rek mu wax ci li war a doon taxawaayu réew Gambie ci jafe-jafe yi am Casamance. moom wax nañ ko nee naa la première visite bi nga xam ne président moom la def ci bitim réew Gambie la ko def bi ñu fa demee itam président Yaya Jammeh wax na wax ju leer. gudd na sax waaye leer na nañ nee na tey la gën a taxaw ci jàppale Sénégal ak président Macky ci fexe ba jàmm am biir Casamance. Aliou Badara Cissé wax na itam ci lu jëm ci intervention militaire foofe ca Mali gannaaw jafe-jafe yi fa am. xam nga Sénégal mi ngi fu ne mi ngi Darfour mi ngi Soudan mi ngi Côte d'Ivoire mi ngi Guinée-Bissau donc suñu soldats yi itam mënu leen jël rek tasaare leen ci àddina bi alors que dëkk bi dañ ko war a aar. donc Mali du ñu foos yóbbu suñu ay soldats mais ñoo ngi CEDEAO ñoo ngi Union africaine incha allah bu ñu demee itam ba nga xam ne toll na pour Nations Unies war ci am ay taxawaay Sénégal dina ci taxaw bu mat sëkk. ki fi nekkoon njiitu réew Tchad Hissène Habré te nekk fii ci Sénégal yëkkati na ay kàddu rek jëmale ko ci moom. yàlla dafa dogal comme présidence OCI président Sénégal moo ko yore présidence su affaires étrangères ministres yi conseil des ministres bi itam Sénégal moo ko yore donc yàlla dogal maa ko jiite woon. bi ñu demee itam wax nañu ne la ñu bëgg mooy li nga xam ni Kofi Annan ma ngi koy doxal ci kaw la ko secrétaire général Ban Ki-moon yónni ak Ligue arabe ñu doxale ko ci juróom-benni poñ yooyu cessez-le-feu ba noppi jéem a dox jàmm. Sénégal yor lii di présidence en exercice bu OCI jafe-jafe yi am fële ca Syrie yitteel na ko. nee na Hissène Habré incha allah daañu ko atte Ndakaaru du ñu ko jël di ko jébbal beneen réew loolu position la bu mos a am doomu Afrique la ñu koy atte waaye mënuñu nangu itam doomu Afrique def dara Afrique làqatu Afrique pour mucc. Aliou Badara Cissé wax na itam ci jafe-jafe yi am fële ci Guinée-Bissau ak fépp fu am yëngu-yëngu ci àdduna bi ministre bi la xamle na ne réew Sénégal fas na yéen rek def kémti lay kàttanam ngir doxal li nga xamante ne mooy diplomatie Sénégal ba mu fës lool fépp ci àdduna bi. liggéeykat yu ONAS la ñu ñaawlu mooy ñàkkum waxtaan seen digg ak jëwriñ ji nu bootu Oumar Gueye tey ji la ñu xëy yëglu ci yooye liggéeykat ne ba mu faloog léegi du waxtaan du gisee duy projet yu ñu leen booleel wala it lu jëm ci bërëbu dogal yi jox nañ ko àpp nag ñoom yooyu liggéeykat Aminata Mbaxi Saw nga fa woon ak Mbax Dia. Effectivement. liggéeykatu office national de l'assainissement du Sénégal di ñaawlu doxalinu seen ministre Oumar Gueye bokk na ci li ñuy ñaawlu noppi gi mu noppi ginnaaw bi mu jëlee ministère boobu te boolewu leen ci benn liggéey bi muy jël. waaw Oumar Gueye wax dëgg yàlla li ñu ko ñëpp xamee bu ñu la falee ministre li war a jiitu mooy ña nga xam ni yaa leen yilif nga ñëw nuyu leen jàmm santeek ñoom naka liggéey bi fu ngeen toll lan mooy seen jafe-jafe ñu wax la nga xam fooy teg sa tànk mais ñun li ñu jaaxal moom dafa ñëwul nuyoo si doyul mu dugg ci suñu ay installation parce que installation yi moom dénkuñu ko ñun lañ ko dénk léeg-léeg ñu dégg ko ci presse bi muy wax te léeg-léeg sax li muy wax ñun duñ ko rafetlu
bi ci des ñun syndicat yi ñu bind ko ni ko dañ bëgg a dajeeg yow pour ñu waxtaane mbiru secteur bi ndax ku ne xam na fi assainissement toll ak ni ñu ko soxlaa ci problème développement ndax mbiru wérgu yaram la tontuwul waxuma laa di ñu recevoir. cadre unitaire syndicat yooyu ne fas nañu yéene sax def ay grève ngir ministre bi dégg leen. ñun déposé nañ préavis déjà mu ngi en cours processus bi enclenché nañ ko buñ ñu ci boolewul dinañu bañ ba Sénégal yëpp yëg ni bañ nañ te nag li ma ciy dolli bu ñu ñaan yàlla mukk assainissement grève. ñi liggéey ci wàllu assainissement du tee rafetlu nañu li nga xam ni gouvernement bi tàmbali ko def mooy fay bor bi ñu ameel ONAS te mu toll ci 6 milliards de francs CFA. ñu ngi sant yàlla parce que année yu métti yi ñu dundoon ci ginnaaw yaakaar naa dootuñu ko dund ndax régime bu bees bi mu ñëwee commencé ne di dugal bor la nag loolu bor la mais ñi ngi xaar ci ñoom sax ñu yokk moyen ONAS parce que fay bor bokkul ak dooleel ONAS pour mu mun a jëm ci kanam. liggéeykatu ONAS yi ne ministre bi dafa leen war a boole ci bépp projet bu mu yëkkati bokk na ci projet yooyu mooy réforme institutionnelle bi ñu nar a amal ci secteur hydraulique urbaine ak assainissement fii ci Sénégal. moom jëwriñ ji nag Oumar Gueye indi lépp tontu liggéeykat yooyee nee na jàmp-jàmp yi di urgence ak a jàppoon waaye gise bi dina am ci lu yàggatul lay doon daa fekk ni ba nu ñëwee dañ fay fekki urgence Oumar Gueye ci jokkoom ak soxna Aminata Mbaari Sow. ñëwee ci kër fekk benn partie ci kër gi am safara di tàkk doo dem dugg néeg yi di laaj borom néeg ba wala di nuyu xale wala njaboot da nga ko fekk déedéet da ngay wuti ndox sotti ci fay lakk bi ba pare soo ko def looy def ci loolu la ñu nekkoon nag. syndicat yi nag ci njaboot gi lañu bokk ay employé lañu ONAS téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñoo fa nekk di liggéey am nañu ay syndicalistes ñoo xam ni bëgg nañ ma gis ma bëgg leen rassurer rek ni dinaa leen gis boobu dinaa leen gis waxtaan ak ñoom comme ni may gisee ñeneen ñi. ñu jàll Bargny gox bu naan kipp ñoom nag sonn lool ndax ñàkkum cet ci la leen wër environnement gi mbalit ma bari na fa waaye la ca rax mooy ay yoo bu fa yemoon mu neex waaye ay jaan amatul nag jamono yi benn soxla lu may lu leen tàqaleeg ñàkkum karange googee di sa prera nga fa woon ak Ibou Cissé. askan wi dëkkee kipp ca Bargny daanaka mënatuñoo nelaw xet mu naqari ak ay yooyu bàyyee ko ca mbalit bi jege lool dëkkuwaay tax sibir bi di leen yot ci nawet gii. yooyu guddi duñ nelaw yooyu da ngay taal musikito ba tas bu dëgg bëccëg yooyu day fees ci néeg yi kenn duñ nelaw waaw bu courant coupé nag waxi noppi. wàllu yooyu moom kenn waxatu ko fii bari na bari na loo xalaat daal bari mu ngi fi daal yooyu daal am pagaay da ngay def ne sax yooyu man yooyu sax masuma koo gis ndax man li ma daan gis yooyu ndaw mais fii yooyu ngand moo fi nekk yoo xam ne da ngay naa sax ay wañ la ñu dimbali ñu si ginnaaw si biir gi mu am ñàkkum karange bu askan wi dëkkee bés bu nekk ay jaan yu faral di doxantu ca biir koñ ba. yooyu la ñu indil yooyu yoo xam ne tubaarkàlla yooyu dijj yoo xam ne balaw yi muy ndox suuf yi toujours mi ngi génn suñuy kër ak si mbedd mi ñu te dañu fee danoo jaboot mbëtt yaa ngi fi ak bari yi mbëtt yi toujours fi la ñuy jaar di génn di jaar di dugg si kër yi ak warwaraan yi nga xamee ne day dox warwaraan yu bari tànk yi te ñoom fu ñu am ñoog saay-saay bi ñooy ànd lu guddi li ñooy ànd di dugg suñu kër yi guddeeg bëccëg ñu yor sunu njaboot fu ñu dem sunoom xel du dal boole xet gu bon goo xamee ne moom la ñuy andi cuuraay nanoo cuuraay ba sonn. sur le plan sanitaire fii jaan yi am pagaay waaw mbalit mi dafa andi ay jaan. fii ay jaan ay bar. am na jaan boo xam ne mu ngi fii dafa gumba sax dafa gumbu jaan bi day guddi day génn di jéem a faraatu ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi fi tol fan yi rek fii la ñu reyee ay jaan sama doom bu góor baa ngi fi la reyee jaan. ak ndimbalu autorité yi loolu rek la askan wi képp di ñaan ngir mën a sellal seen gox boobu ñu dippee Serigne Ababacar Sy. ñu waxtaanee mbokki handicapé yi jafe-jafe yi ñuy faral di jànkonteel ci seen aw dund wàllu wér-gu-yaram rawatina éducation naka noonu ak it kon li nga xamante ni mooy urgence ci ñoom ngir ak taxawu moo waral kàddu yi jógee ci ministre bi ñu dénk wàllu santé ak action sociale du ñàkk mu dalal xel yi jëm ci jëmmal doxale loi d'orientation sociale Fatou Kiné Dem. fii ci Sénégal téeméer boo jël ci askan yi fukki yi dund
ak laago ñu doon ay nit yoo xamante ni daanaka dañu leen di fàtte ci lu bari moo xam ci politique yi nga xamante ni soxal na wàllu koom seen i jafe-jafe bari na bokk na ci ñàkk jot gu ñu mënta jot wàllu njàng mi bu weesoo loolu tamit am nañu ay jafe-jafe ngir nag yegg ci bànqaas yi nga xamante ne soxal na wàllu public loole nag mi ngi jëm ci maanaam bu ñuy tabax dañuy fàtte anam yu ñu toogee bu loolu weesoo tamit wàllu dem bi ak dikk bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy waay laago yi am nañu ci ay jafe-jafe loolee tax na nag ba lu bari ci ñoom daanaka ñi ngi dugg ci ay métiers yoo xamante ni daf leen di gaañ mbaa bokk ay anam yoo xamante ni dina mën a tax ñu gagné seen vie lu ci mel ni wàllu yalwaan ci yalwaan googee sax seetlu nañu ne lu ëpp ci xale yi nga xamante ni ay laago lañu dañu leen di sàkku ak yeneen i ñaawteef yoo xamante ni ñi ngi koy nemmeeku ci ñoom tey ji nag bu ñu seetloo ay mbootaay yu bari yu ëmb ay nit yoo xamante ni ñi ngi dund ak laago ak waa société civile ñi ngi xeex nag ngir ñu matale ak jëfe charte bi nga xamante ni mbootaay xeet yi tëral na ko ci atum 2006 loolee réew yu bari tàmbali koo jëfe ci atum 2008 fii nag ci Sénégal ñoo ngi laaj ana kaña la ñuy jëfe loi bi nga xamante ni moom la ñu duppee loi d'orientation mu soxal nag jël en charge ñi nga xamante ni ñoom ñooy way laago yi. Gine dem jërëjëf boobu loi d'orientation sociale bu nu ko doxalee mu doon ngëneel ci ñoom ni nu ko waxee ndax jafe-jafe yi bari na ci dundin gannaaw xibaaru soxna Awa Marie Coll Seck Birama Sow Nera ak Yaay Diallo doxantu nañu ci mbeddi Dakar waxtaan ak ñenn ci yooyu mbokk amee laago. bu nu sukkandikoo ci jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram lu yàggatul dara Macky Sall di président de la République dina signer décret d'application loi d'orientation sociale muy xibaar boo xamante ni bu amee dina neex lool ñii di way laago yi. du ñu mën a ko kontaan en attendant ñu xool naka lay koy appliquer pour ñun daal suñu préoccupation mooy mu appliquer loi d'orientation sociale. xaar ñu appliquer loolu waaw adega bi daal sonn nañ trop. ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général adjoint bu association bu ëmb way laago yi moom jàpp na ni loi d'orientation sociale faaw ñu appliquer ko ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy way laago yi gis ci seen bopp. loi d'orientation sociale bi ça prend en compte préoccupation wu handicapé yëpp. léegi nag décret d'application ñoo desoon ñun nag li ñuy xaar mooy gouvernement su ko jëlee mu appliquer comme il faut. yaakaar yi nag bari na lool ci loi d'orientation bi. ba tax na ñoom way laago yi jàpp ne bedd gi leen di beddi daal bokk na ci li leen di naqar yi. ñun handicapés généralement dañuy xalaat ne dañu ber alors que ñu citoyen lañu. ni mu waree aar ñeneen ñi yeneen citoyen noonu la waree aar aussi les handicapés. en tant que handicapé sportif bëgg naa mu geesu handicapé yi nga xam dañuy def sport ndax ñun ñu ngi nii Jeux olympiques ñu war a dem am problème mu visa. entraîné bay bëgg a dee war a dem wuti suñu qualification ambassade Espagne recété ñu te lépp ci ñàkk a respecté handicapé la. ci atum 2010 député yëpp ñoom ñoo jugoon daal di voté li nga xamante ni moom mooy loi d'orientation sociale wante application bi maanaam jëfe ko rek moom moo des ñu koy xaar ci ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi ndax lii di loi d'orientation sociale buñ ko appliqué dina am ay coppite yu bari yu mu indi ci nekkinu ñi nga xamante ni ñoom ñooy way laago yi. Rif Dia Birama Sow Nera Yaay Diallo ñu leen di gërëm waxtaanee wàllu politique Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor moom daw diwul wan ginnaaw lii di siège toogoom ci assemblée nationale dina fa siège toog fa ci turu bokk gis-gis lu jëm ci wàllu bokkam ci APR nag weddi na ko ba mu set demul ci parti bu ni mel xamle na sax ne dina taxawal partem ci lu yàggatul Union des centristes du Sénégal lay tudd ñu ngi ko laajaale lu ni mel di wàllu politique ak tolluwaay li Sénégal moom Abdoulaye Baldé bi muy teewee ci suba ndaje mu ministre bi ñu dénk bitim réew doon amal dañu koy déglu wala boog ngeen baal ma la woon ci wàllu Africité maire yu Afrique sowu jant ak yu Sénégal doon ko amal ci Ndakaaru Adiyatalla. maire Ziguinchor mi ñu tàbbal ci liste Benno Bokk Gis-Gis gindi na nit ñi doon laam-laamee ni dafay bàyyi assemblée nationale xamal nañ ne tey la gën a taxaw ngir nekk député bay waaram ni mu waree mu nekk njëriñ ñi ko tàbb ci assemblée bi. ku dem ba bokk ci liste ku dem ba bëgg créer benn coalition pour dem ci ay législatives xam ni kooku demul pour bu gagner mu démissionner loolu déjà ma yaakaar ne ko manquer de respect au peuple sénégalais parce que doo dem laaj suffrage nit ñi ba pare joxaat ko keneen en tout cas loolu su démocratie ça se fait pas man ci sama bopp ñu bëri ñu ngi laam-laame ni ko dañuy amoon ay accord ay signature ay truc man du ma koo xam ne dafay dem bu engagé wu bu di dellu ginnaaw de bu soobee yàlla dinaa dem assemblée nationale seen gesticulation yi mën nañ dem seen conférence de presse mën nañu def lu nekk loolu terew ma dem assemblée nationale yàlla rek suñu borom moo mën a tere dem foofu. duggoom biir APR yaakaar bi ñuy waxtaanee ginnaaw bi mu gungewee Macky Sall ci ay tukkiyam
ki jiite meeru Sénégal yi nee na li ko soxal mooy ni mu taxawalee partiyam mu tuddee ko Union des centristes du Sénégal. nekkuma buntu APR sama parti boo xam ne maa ngi koy créé te sama cadre di nekk di si yëngu mi ngi tudd Union centriste du Sénégal ñu war a affilié à l'international centriste et démocratique ñu ngi ci liggéey déjà bu baax a baax ñu ngi liggéey si suñu siège ñu créé nañu ay commission yoo xam ne ñu ngi liggéey si statut yi di liggéey si couleur du parti bi bu soobee yàlla du yàgg du ñu def benn conférence de presse de lancement bu ko defee à partir du mois d'octobre ñu def suñu conférence. bu amoon lu lëndëm si ëllëgub Abdoulaye Baldé xalaatam mooy leeral na mbir mi ngir ñaax ñi mu àndal ñu liggéey ngir dëgëral parti bi muy war a taxawal. xibaar bitim réewum Ghana ngi ci tiis ak faatu président bu boobam réew kon John Atta Mills sànq la génn àddina gannaaw jàngoro ju gàtt ju ko tëral mu daal di am ak faatu ci saa su mat juróom-benn fukki at ak juróom-ñett ci la toll woon 2009 la fa fale woon ci Ghana Chérif Dia. déegu mbetteel ki nga xamante ni moom mooy njiitu réewu Ghana di John Atta Mills daal di faatoo bu nu sukkandikoo ci benn communiqué bu présidence de la république génnee moom John Atta Mills mi ngi nekk ci nguur ga ca atum 2009. génn àdduna ginnaaw bi mu amee lu toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñett muy faatu goo xamante ni indi na njaaxle ca Ghana ndax dafa bett askan wa communiqué bi nag lim xamle mooy moom feebar bu gàtt moo ko daal di yóbbu joxewul nag leneen li nga xamante ni moom moo ko waral communiqué bi nag yaatalul ci li nga xamante ni moom moo waral faatu ki nga xamante ni moom mooy président John Atta Mills. bu nu sukkandikoo nag ci constitution bi ki nga xamante ni mooy vice président bi di John Dramani Mahama moom moo ko fa war a wuutu fi léegi ñuy amal ay élections yu ñu jàpp ci weeru décembre. Ghana nag am réew la moo xamante ni jàpp na ni roykaay la ci wàllu démocratie fii ci Afrique. kii di John Atta Mills daal di faatu moom moo gagné woon élection yi ci atum 2008 wante nag lam jiitoo woon kam doon xëccoog daanaka bariwul kam doon xëccoog moom ma nga bokkoon ci parti président bi fi nekkoon di John Kufuor. John Atta Mills nag nga xamante ni moom moo faatu ay jegeñaaleem sàkk woon nañ ci moom ci weeru juillet 2011 mu daal di nekkaat candidat ci élection yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ci décembre 2012. wàllu sport ak Papis Diaw maa ngi lay nuyu Papis. maa ngi lay fay Assane di nuyu ñi ñuy seetaan di ko tàmbale wàllu làmb di dellusiwaat nag ci dogal bi nga xamante ni tukkee na ci CNG kuréel bi ngànk làmb fii ci réew mi gannaaw bi jéye ji amee Boy Niang digganteem ak Zos moom CNG mu fas yéene nag dakkal li nga xamante ni moom mooy face à face yi ñuy amal laata combat yi di am ñu nag xëy def ci ab reportage ànd si ak Sayer Insa Diop. CNG taxaw na ngir jël dogal dakkal face à face yi faral di am ci diggante mbër yi te muy indi violence bu bëri ci lamb ji loolee nag neexul ñu bëri. yaakaar naa loolu c'est une mesure très grave bu ñu ko naree def parce que tout simplement c'est pas que tey am na ñett wala ñeent wala sur le fond des écuries yu ñu constaté dans le domaine de la violence la ñu war a carrément suspendre arène bi face à face yi c'est vrai que ñoom ñoo jot a indi violence yu bëri mais du tey yaakaar naa ça fait plus de 2 ans ñu ngi koy constaté. amateur yi nga xam ne ñoom it ànduñu ci dogal boobule di laaj rek ñu gën a yokk kaaraange gi ci daje yooyu la. su ma sañoon daal dina continuer parce que loolu dañ koy def en Europe dañ koy def aux États-Unis donc lu tax ñu war ko arrêter donc man gisuma ko donc et puis sax day joxe donc punch ci événement bi day tax aussi nit ñi intéressé wu ci événement bi donc man je pense que loolu amut ak rapport ak violence bu am ci kii bi daal ci arène bi. CNG bi. moo war a organiser affaire yooyu dañ ko war a indiwaat ci loxo CNG bi moom mu doxal affaire yooyu moom moo ko war a doxal laajte sécurité bi ci war ñu def ko ci pour que dégg nga mu bañ a am problème parce que kii boo ko dindee nu mu tudd face à face boo ko dindee ci bëre mais mooy nga dindi nga spectacle bi. ñi seq arène bi promoteur mbër ak dirigeant ñoom ñëpp dañoo war a toog ci table jëlee lii di violence ci arène bi. gannaaw dakkal face à face boobu ci wàllu nëgëndiku ñuy wax it ne année blanche sax mun na xëy na saafara mbir mi am na nag ñoo xamante ni yëkkati nañ ci seen kaddu ku ci mel ni Boy Karé ngànk association lutteur en activité ñu nag ànd moom it déglu gis-gisam ci li nga xamante ni moo ëmb coow boobu. bu taxawee ne war nañu mun a téye làmb ji pour un an man je suis entièrement d'accord pour ñu defaraat làmb ji. intérêt général lay wax. tey jii que muy mbër yu mag yeeg mbër yu ndaw yi ñëpp xam nañ ne li am ci làmb ji arrangé wul kenn parce que si ça continue tey jii li mun a yàq moo mën a bëri déjà commencé nañ gis sponsors yi commencé di ci wax di menacer le monde de la lutte comme quoi ne yii si ça continue
dañuy retiré te ñoom bu ñu retiré làmb ji taxaw. l'association tey des lutteurs ñun dañu am benn rôle bu grave bu ñu war a jouer rôle boobu aussi ñu ngi tàllal loxo ñëpp que muy mbër mu mag mbër mu ndaw que ne tey làmb ji bu yàqoo ñun ñoo ko war a ñoo war a ñu mën a doon benn jéem a xeex bi nag mooy que ne ñun après le mois de Ramadan incha allah dinañ fexe woote def benn assemblée générale woo ñëpp ñu toog ñu waxtaanee ko képp kuy responsable d'écurie wala ngay manager wala ngay président écurie nga sensibiliser écurie dugg ci fan écurie ñu fexe xeex ba violence bi jóge ci làmb. ci nag violence boobu coow bi jóg Boy Niang gannaaw bu mu dóoree Zos ñu nag dellusiwaat ci xamle leen davantage ki nga xamante ni mooy mbër moomu Boy Niang ci xalima ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Diaw. moom de ndongo la donte mi ngi ci arène bi Boy Niang 2 sax nar a passé baccalauréat am ci at mi waaye li ñu mën a wax moo di tey jii nekkul ci environnement ndongo bu war a préparer examen ndax jafe-jafe yi mu nekkee CNG tey jii jël ndogal suspendre licence am ci arène bi ak tamit écurie am muy sanction bu tar bu dal ci ndoddu gune gi xale bi nga xam ne dafa boole bëre ak jàng l'école. Boy Niang di doomu bërekat ci atum 2009 lu dugg ci làmb ji daan Mamadou Diouf waaye combat bi ko yëkkati mooy ndam li mu am ci kaw Sa Kajoor numéro 2 tey jii gune gi am palmarès bu baax ci fukki combat mu am ci juróom-ñeenti yoon ndam ak benn défaite mu jële ko ci digganteem ak Zos défaite boobu andit ko tey jii coow li yépp. mu nekkoon page sport Assane bu ñu jagleel wàllu làmb di ko tëj ci bésu tey bi. maa ngi lay gërëm Papis Diaw mu nekkoon sport geeg Mouhamadou Papis Diaw ci kanam tuuti mbokk yi ñu dalal Yatma Fall bu jiite fédération association way amee laago yu Sénégal di waxtaane ak moom loi d'orientation sociale ak yaakaar gi ci judduwaat ak kàddu yi ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak action sociale soxna Awa Marie Coll Seck fàttali leen ni xibaar yi bokkoon na ci faatu président bu Ghana John Atta Mills juróom-benn fukki at ak juróom-ñett ci la toll woon saa su mat moo ko yóbbu moom ma fa falu woon ay jamono 2009 Sénégal du yóbbu ay soldats ci Mali Alioune Badara Cissé mi ñu dénk wàllu bitim réew ko xamle ci ndaje tey ji mu seqoon ko ak ambassadeur yi fi nekkal seenam réew ak presse bu Sénégal doon ci wax ci tolluwaay diplomatie bi téeméeri fan gannaaw ak paloom liggéeykat yu ONAS ñaawlu liñ ne seen ministre Oumar Gueye amul ak yëg jëme ci ñoom du waxtaan du gisee du sóoraale ci projet yeeg leneen moom jëwriñ ji ne urgence yi mu fi fekk moo tax talul woon lu ni mel waaye ndaje mi dina am ci lu yàggatul mu mel ni kon gindiku soreetul ñu yegg seeg yéen ci gan gi Yatma Fall di ma ko waxee jiite fédération association mbokki amee laago Yatma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane rafetlu bu baax teewaay gi di waxtaane rek wàllu loi d'orientation sociale ministre Awa Marie Coll Seck dégg ngeen ko yëkkati te dina ay kàddu loi bi mu ngi bëgg a yàgg boobaak léegi ñu ngi ci wax jëmmal gi daal appliqué gi moo des. non dëgg la loi bi mu ngi bëgg a yàgg ndax xam nga le 26 mai 2010 lañ ko voté woon. boobaak léegi am na ñaari at. bañ ko watee ba léegi tamit amul benn jéego boo xam ne def nañ ko te bi ñuy taxawal loi boobu képp koo xam ne da nga amee woon laago ci réew mi amoon nga li tubaab di wax espoir yaakaar bu mag la juróon. yaakaar bu mag la juróon parce que loi boobu mën nañ ko ndayele mbootaay way laago yi ci réew mi ñoo ko xeex lépp ñaar fukki at. soloy loi bi mën nañu dikkaat yan mooy avantage yi. justement nga ne lii. alors loi bi boo gisee mu juróon yaakaar bu rëy boobu c'est parce que am na ñetti disposition ñett rek. laa ci jukki yi ci ëpp solo yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu leen taxawaloon tey lu bari ci coono way laago yi dina wàññeeku ci Sénégal bi ci jëkk mooy. loi bi dafa prévoir li ñuy wax carte d'égalisation des chances moom décret boo xam ne moom la ñu war a jël pour samp ko. carte boobu li njariñam mooy comme plan Sésame ni mu mel dafay yombalal ñi amee laago li ñuy wax accès aux services sociaux de base. seenum njàng. seen santé transport public bi édifice public bi en tout cas nekk nu way laago yi ci bëree bëri ak carte boobu daf koy gën a oyofal. ñaareelu disposition bi am solo mooy li ñuy wax institution d'un fonds d'appui à l'insertion des personnes handicapées yow xam nga ne. Ndakaaru bari na ay handicapés ay way laago yoo xam ne ñu ngi yalwaan. taxawaalu te li ko waral mooy dañu leen sóorul ci école yi mënuñu jàng mënuñu am métier mënuñu am xam-xam donc mënuñu jàng te mënuñu itam agressé. malheureusement daa amuñu doole. donc dañuy obligé dem ci mbedd mi di yalwaan léegi nag pour xeex yalwaan boobu. li loi bi prévoir mooy benn ñu fexe ba ñu toll ci jàngi mën a jàngi waaye ñi nga xam ne rëcc na leen ñu am fonds boo xam ne ci lañ leen di financer le ay projet ñu bàyyi yalwaan boobu ñetteelu disposition bu am solo bi nag mooy xam nga boo xoolee fukki at yi passé yépp
way laago yi li ñu doon jàmbat Sénégal mooy ñu am ministère. wala ñu am kuréel gu mag goo xam ne moo leen di toppatoo ndax seen problème dafa transversal mais loi bi indi tontu ne nañu samp article 48 haute autorité chargée de la promotion et de la protection des personnes handicapées. kooku mooy ñetteelu disposition bi am solo haute autorité boobu sax nguur gi passé sori woon nañu ñoom ci waxtaan ba président bi diggoon ñu ne dina ko def ab agence xayrun parce que bu fekkee xale aussi case des tout-petits am nañu agence jaadu na way laago yi nga xam ne ils sont 15% de la population. ñu mën am tamit agence bu leen di toppatoo. dans tous les cas. haute autorité bi tamit lu ñu war a taxawal la ci anam yu gën a gaaw. daanaka tur wi sax amul solo li am solo mooy njariñu këf koy jiit bi ñuy taxawal ngir way laago yi mais di jouer ci moo yeeg loolu pour man guddal jël la rek jot na daal ñu jëmmal ko. d'accord na entièrement moom la ñu wax dañ ne. xam nga loi bi dafa wax ne affaire bi haute autorité boo xam ne kat décret mooy wax ni muy tudd. mooy wax ni muy doxe mooy wax ni muy amee. loolu la loi bi wax comme ni nga ko waxee ñun d'accord nañ bu tuddee office baax na. bu tuddee commissariat baax na bu tuddee agence baax na lu mu mën a tudd amul solo li am solo daal. mooy structure bi na taxaw ci soxlay way laago yi mais Alaaji Assane problème bi mooy justement ñun way laago yi dañu commencé am inquiétude tamit bi nguur gu bees gi ñëwee ak léegi. parce que am na kuréel yu mel noonu yoo xam ne yu amul woon la ñu sos ko créé ko bii nag loi bi ko créé mu ngi fi depuis ñaari at mënuñu cee jublu loolu te am na ci yoo xam ne dafa xaw a mel ni dafa nekk dédoublement te gisaguñu daal jéego boo xam ne bu am solo la bu nguur gu bees gi def jëmale ko ci way laago yi malgré kàddu yu ministre bi ñu yore wàllu action sociale ne mu ngi ci circuit yi waaw xam nga loolu mu ngi ci circuit yi ñu ngi koy wax depuis ñaari at commission boobu ñuy wax liggéey na ci man mi ak sama yeneen morom liggéey nañ ci commission boobu mu ngi ci circuit yi boobu depuis ñaari at moom la ñuy wax donc loolu aussi mënuñu dëkk ci mu ngi ci circuit bi ñaari at loo xam ne dëkkëra rek la laajul xaalis laajul moyen laajul dara li mu laaj lenn rek la mooy volonté politique ñu dañu ñaan ñoom ñu am volonté politique leneen lu mu war a doon ngëneel xëy na ak ndimbal ci ñi amee laago mooy wàllu infrastructure yi ñu ngi wax wàllu égalité des chances waaye ngir mu am wërsëgu tolloo faaw aussi ci wàllu jumtukaay yi méngale am ci ndax dañoo gis Sénégal sóoraale wuñ dara ci way laago yi du taax yi ñuy tabax du wote yi du wàllu école yi non dëgg la loolu moo tax justement ñu war a gaawantu jëmmal nag loi bi jëmmal tamit am na beneen loi boo xam ne duñ koy faral di tudd mooy convention sur les droits des personnes handicapées te Sénégal ratifié ko mu bokk kon ci suñuy loi réew yooyu ñaari loi buñ ko taxawaloon ni mu waree lu bari ci li ñuy jooy ci wàllu accessibilité bi dina dañ parce que loi bi sóor na loolu dama mënul dugg ci détails yi ndax jataay bi dafa xat waaw mais daal li am solo mooy bu ñu appliquer loi bi loolu ñuy jooy noonu ci accessibilité moo xam jëm ci tali yi jëm ci édifice public yi jëm ci lu mu mën a doon dina wàññeeku ok mu des xëy na mobilisation bi à votre niveau xam naa ne ñàkku ci sax waaye dégg naa fi chauffeurs yi ñoom bañ leen ba gis ne dañ leen a xaw a fàtte dugg nañ sax ba ci candidature législative yi yooyu yëpp ay pexe la parce que dafa mel ni suñu way politique yi ñoom xamuñu ku soxla ku am mbooloo la ñu xam dëgg la loolu tamit dëgg la ndax d'ailleurs sax élection yi passé am na ñu bari ñu ci interpellé mais daal ñun li ñuy fàttali Alaaji Assane mooy ne mënuñu développer Sénégal étude bi Banque mondiale mujjee def ak OMS jëmale ko ci way laago yi dafa wane ne Sénégal téeméeri nit yoo jël fukk yi ak juróom amee nañ laago xam nga loolu lim bu am solo la ñu jàpp ne mënuñu développer réew mi lim boobu ñu mettre ko entre parenthèse mënul nekk te loolu moo tax ñuy vraiment gën a ñaaxaat autorités yi ñu gën a taxaw ci loolu balaa muy jur leneen ëllëg xam nga chauffeur yi sax jur na ñu bokk ci ay élection yooyu mais xëy na mën naa jur leneen lu gën a garaaw loolu voilà Yatma maa ngi lay gërëm jërëjëf di la jox ndaje ci français bi 20h incontournable di xon xibaaru français gi ak Khalifa Diakhaté ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal panaanu jàmm